salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a tàmm di ñu seetaan à chaque fois sur Nation 221 di seen boo xam ne à chaque fois dama koy bantuwaat tout ce qui est citoyenneté patriotisme ak solidarité moo ñu tax a jóg. donc comme ni ngeen ko gisee waxtaan nañ ci politique def ci ay vidéo yu bëri joxe si suñu xalaat ba def ay recommandations je dirais en quelque sorte yi nga xam ne jëmale nañ ko ci président de la république tey ñu war a tëj page politique war a waxtaan ci li nga xam ne mooy suñu statut ñun ñëpp. wala la majeure partie de ñi nga xam ne ñoo nekk fii nii bitim réew muy wàllum étudiants yi war si waxtaan ci anam yi nga xam ne étudiants yi noonu la ñuy def ba dugg see fii rawatina fii France yi nga xam ne ñun foofu lañ nekk war a waxtaan ci li nga xam ne étudiants yi bu ñu xasee ba dugg si fii nii yenn difficulté la ñuy jànkoonteel war a waxtaan aussi xool yenn association ñoo fi nekk ak nan la ñuy fonctionner ban yoon la étudiant war a jaar pour dugg si lan moo koy xaar fii exactement. sujet boobu noonu lañ fas yéenee développé si suñu vidéo yi di ñëw tey nag ñu fas yéenee dalal benn association des étudiants sénégalais de France ma am si ñaari gan Momo noonu lañ koy wooyee mooy président association bi moom moo nekk fii ma am Cheikh di secrétaire général bi ma bàyyi leen ñu nuyoo ak mbokk yi après ñu dugg si waxtaan bi. jërëjëf Sams ñu ngi ziar di nuyu ñi ñuy suivre yëpp. di présenté wu Mamadou Fall la ñu gën maa xam ci Momo Baye Fall président association des étudiants sénégalais de France ñu lay sant aussi ci dalal bi mu war a doon waxtaan bu am solo xam naa ñu ci profité waale rek di jaale sunu benn mbokk sunu mun naa ko woowee koo xam ne daf ñoo dalal ci dëkk bi liggéeyal lu bari étudiants yi muy Malick Diaw ñu gën ko xam ci turu Jolof Man daa ñàkk waajuram xam naa ñuy ñaan yàlla xaree ko aljana fa mu nekk gënal ko bu baax fa mu jóge kon xam naa incha allah ñu jàll ci waxtaan bi rek. merci beaucoup Momo Cheikh. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah di la jaajëfal Sam si tey ci bis bi donc comme ni nga ko waxee annoncé ko ak ni ko président waxee di jaale sunu xarit sunu mag sunu frère. Jolof Man ñu gën di tudd Malick Diaw ñu gën koo xam ci turu Jolof Man xanaa ñu jàll ci waxtaan bi rek ci loolu weesoo incha allah. d'accord ñuy profité di ko jaale mboolem jullit surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci association des étudiants sénégalais de France. donc première question Momo président yow en tant que président nga boote ay étudiants yu bëri nekk ci association bi nan la étudiants yi di def pour dugg ci réew mi. jóge Sénégal ñëw fii en France yenn yoon moo am ñu bëgg nga leeral ñu wala nga indi ñu sa xalaat ci loolu noonu. jërëjëf Shams xam naa loolu moom doon na question bu am solo boo xam ne tam sawar nañ pour joxe ci sunu xalaat xëy na du lépp la ñuy xam sax waaye li ñu xam lépp ñu fas yéene ko jéem a joxe. donc képp kuy étudiant nga war a jóge Sénégal pour ñëw France je crois que obligatoirement da nga war a jaar ci Campus France. donc jaar Campus France aussi mën nga ko defal sa bopp wala nga dem def ni ñenn ñi fay agence mu suivre la démarche boobu noonu pour nga ñëw donc Campus France boo fa jaaree dinañ la permettre nga wut ay université def fa demande pour préinscription am na aussi seeni procédures yoo xam ne dafa spécifique pour Campus France lu mel ni di nga joxe frais de dossier yi ay temps 50 000 la woon léegi yokk nañ ko donc bu fekkee nag da nga jaar ci agence da nga koy fayaat en plus de lu mel ni frais de dossier Campus France yi ak yooyu da nga koy fayaat pour mu suivre ce dossier donc muy loo xam ne aussi choix day dépendre ci étudiant bi bu fekkee yow jàpp nga ne war nga koo mën a defal sa bopp comme man ni ma ko xalaatee donc mën nga ko defal sa bopp mais bu fekkee aussi gis nga ne genre munoo ko defal sa bopp da nga bëgg a jaar obligatoirement ci agence man benn xalaat kese laa ci am agence mën na la ko gérer nga fay ko sa xaalis comme yàlla may na la loo ko fayee nga fay ko sa xaalis donc mais li ci topp moom moo di agence boo nekkee Sénégal la mën a di defal say démarche une fois nga ñëw France agence boobu nekkul moom mooy jógee Sénégal ñëw déplacé wu di la defal donc man loolu dama koy junj rek ñi nga xam ne dañuy fay agence et que étudiant boo jógee Sénégal ñëw fii
qualité bi jiitu ci étudiant bi nga xam ne sax moo la ciy génne moom moo di autonomie te je crois bien que autonomie bi yaa ngi ko war a aspirer depuis ca Sénégal donc jéem a defal sa bopp am na ci solo boo demee nag ba xam ne mënoo nga laaj parce que aussi kenn mënul xam lépp da ngay def li nga mën li nga mënul nga laaj ñu guider la. D'accord donc buñ la déggee yow tu conseilles aux étudiants à ce que seeni démarche ñu defal ko seen bopp au lieu ñuy dem ci agence yi di fa fay xaalis après ñu ñëw ba ci réew mi benn suivi du fa am. Personnellement moom mooy li nga xam ne moom laay suggérer étudiants yi ñi ko mën wala ñi xalaat ne mën nañ ko parce que boo duggee ci plateforme Campus France bi defar nañ ay tutoriel ni ngay créer sa dossier ni ngay suivre sa dossier et tout te boo toppee agence bi am na ñoo xam ne dañuy jël juste seeni identifiant jox ko agence bi après pare nañ ñoom ci seen bopp ci seen dossier xamuñu sax agence bi yan école la leen choisiral yan formation spécifiquement moom la leen choisiral aussi tu vois. mun na am ay conséquences ci sa entretien. lu bari du sax ci sa entretien kese agence bi mën na la bu dee yow préinscription kese moo la ñor agence bi am na agence yoo xam ne yàlla dogal na xam nañ yoon bi. donc wutal la préinscription jafewul mais est-ce que préinscription biñ lay wutal moom mooy bi nga doon xaar wala bi nga bëggoon. d'accord Cheikh yow lan mooy sa xalaat ci démarche yi nan la gars yi di def di ñëw public beeg privé beeg. D'accord en fait man je pense que ni Fall jot na wax lépp li nga xam ne moo nekk ci biir liñ ci yokk rek mooy que ni ku jël décision dem ci agence yi dafay fekk ni nga mën ko aussi. Parce que remarque bi ma def mooy que ni agence yi cher na man agence laa jaar mais avant may jaar agence def naa procédure Campus France sama bopp ba nga xamante ni dem naa ba fi ma yam mënu woon am université publique donc moo tax ma jaar agence pour am privé mais je dirais du ma jël agence yëpp def leen ci benn lot. am na agence yu nga xamante ni ñu ngi respecté seen liggéey te xam nañ li ñuy def parce que am na agence yu nga xamante ni elles sont plutôt en partenariat ak yenn écoles yi. loolu moo leen di permettre si seen i publicité ñuy def 100% préinscription assurée. donc loolu moo koy waral am na ñu nga xamante ni nag bon dañuy dégg utalaate préinscription rek ñu ubbi seen agence noonu ñooñu la ñuy def duñ ko rafetlu mais am na agence yu nga xamante ni li ñuy def ñu ngi koy teg ci yoon. li ko Fall waxee rek mooy que ni nit boo déggoo ci dara tu dois être objectif mooy que ni li ngay ut nga xam lan la liñ lay lijjantil nga xam fu mu ci toll. parce que am na kenn ku ma ci jot a defar retour dem na agence identifiant Campus France am sax xamu ko donc mu dem ba egsi France di ma wax ni agence bi préinscription bi nga ko utal neexu ko affaire yooyu noonu donc pour man boo lijjanti dara war nga ci mën a gëstu nga xam exactement kii ñi liñ lay utal ba xam yow loolu moom nga bëgg a def. D'accord je pense que jot na étudiants yi si boppam impliqué wu parce que gis nañ ne frais yi nga doon fay ay SGB 50 000 la woon léegi yóbbu nañ ko 75 000 ak bokkut ak frais de dépôt demande de visa bi bu ñu ñëwaatee fii encore yokku nañ frais de scolarité yi encore donc xaalis bi day gën a yokku à chaque fois te je pense que loolu yëpp étudiant bi moo koy supporter donc comme ni ñu ko waxee mat naa bàyyi xel léegi loolu c'est au niveau du Sénégal maanaam étudiant bi nekk Sénégal nga war a def ay démarches pour ñëw fii nii donc gis nañ ne am na ay problèmes au niveau des agences. am na ay problème yenn étudiants yi seen naïveté moo leen di yóbbu seen problème yi au lieu ñu créer seen bopp seen i compte am seen i identifiant defal seen bopp seen i démarche ils préfèrent dem si ay cabinet ñu defal leen ko comme ñoom nuñ ko expliquer donc loolu dafa mat na bàyyi xel nga jël sa propre initiative parce que le problème man sama gis-gis peut-être di ngeen si ñëw c'est au niveau de la France fii nii. président yow mi nga xam ne yow njaboote nga étudiants yu bëri nekk si association étudiant boo xam ne def na démarche am Campus France muy privé wala muy public ba mu jot préinscription bi léegi yan démarche ñoo si topp après pour dépôt visa beeg yooyu yan kayit lay soxla. jaajëf Shams defe naa boo xasee ba am préinscription moom que nga am ko ci université publique wala privé démarche yi ci des ñëpp a contrôlé donc démarche bi ci des bi ci gën a gaaw moom déggal bi ci gën a jàmp moom moo di déposer pour demander visa. visa long séjour bi donc visa boobu ñaari document yi nga xam ne d'habitude moom mooy xaw a sonal étudiants yi moom moo di attestation d'hébergement ak prise en charge
bu njëkk bi mu di attestation d'hébergement moom mooy bi gën a yomba am relativement quoi dafa yomba am parce que n'importe quel étudiant nekkul n'importe quel étudiant moom moo la ko mën a defaral mais la majorité wala mën nañ laa boole ak ku la ko defaral d'ailleurs année passée ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne profité woon nañ ci jàppale woon nañ étudiants yu bari defaral leen ko via groupe boobu di étudiants sénégalais de France parce que aussi mënoon nañ ko bañ a def aussi te lenn du leen ci fekk donc mën a dimbali nit mooy attestation d'hébergement boobu noonu pour lan la exactement. Attestation d'hébergement moom mooy won waa ambassade wala boog waa consulat que boo nee cëpp France am nga foo dugg donc doo nekk ci SDF. doo nekk ci réew mi di taxawa am nga fooy fanaan. loolu moom moo di attestation d'hébergement dafa am nag ay critères yu nga xam ne moom lañ exiger pour mën la ko valider. Attestation d'hébergement mooy loolu buñ jugee ci attestation d'hébergement ñu jëm ci prise en charge. prise en charge bi moom mooy wane ne boo ñëwee ci réew mi am nga lu la mën a yoral sa dund fii ci réew mi donc mën na nekk nit koo xam ne moom moo la koy jëlal ku nekk ci réew mi wala ku nekk Sénégal jëlal la ko wala yow ci sa bopp sa compte bancaire ñu defal la ci lim boo xam ne mën na laa gérer sa dund fii waaw donc lu mel noonu la moo tax nag lu mel ni prise en charge moom d'habitude day xaw a compliqué amee fii ndax dafa am ay données yu confidentielles yu ci ne yoo xam ne nit yi d'habitude du ñëpp lañ koy nangoo jox waaw ndax lu mel ni ay bulletins de paie ak yooyu du ñëpp ñooy du ñëpp lañ ko mën a jox quoi donc loolu moom moo ci am léegi ginnaaw loolu nga dem wuti nu mu tudd autorisation de sortie bi loolu boo amee document yi war c'est vite fait donc t'es éligible pour am ko boo indee document yi la laaj da nga koy joxe mu des nga demander visa boo demander visa yàlla mën naa dogal ñu may la te lu ci ëpp boo indee document yi la laaj te mu jaar yoon da nga koy am amuñu pour tere la ko parce que aussi sa ñëw fii sa intérêt mi ngi ci mais ñoom aussi seen intérêt mi ngi ci. d'accord mais ci document yooyu noonu. am na étudiants yoo xam ne duñu am visa parce que da ngay gis document boo xam ne parfois dañ koy jënd dafa am ñu leen koy jaay wala ay documents yoo xam ne baaxut loolu lan lu tax loolu. exactement poser nga question bu jar a poser donc foofu laay ñëwaatee nag rebondir ci lu mel ni agence. am na agence yoo xam ne wala boog am na nit yoo xam ne dañuy lijjanti laate préinscription te document yooyu ñaari document yooyu ma la wax lu ci bari ci via groupe étudiants sénégalais de France bi lañ ko yaakaar parce que bari nañ ci woon ay cas daaw yoo xam ne man personnellement damay wax en connaissance de cause man taxaw naa ak nit ñuy waxtaan xamul woon sax fan laa féete mu expliquer ma ne ñoom dañoo am benn réseau boo xam ne dañ ciy indi nit yi nit koo xam ne xam naa ko dañ ciy indi nit yi et que même ay demande d'attestation yi nii ci groupe tel lañ koy wutee te xamul woon ne sax man groupe boobu genre dirigeant laa fa man aussi leeraluma ko ci dara ma ne ko waaye loolu moom doy na waar di ba yéen bu fekkee da ngeen di dem ba di fayeeku nit yi est-ce que waroo leen mën a am moyen wala yeneen méthode yoo xam ne da ngeen ciy mën a jaar ba jox booy yi ay mbir yu légal ndax d'habitude bu ñëwee ci groupe bi dañuy ñëw ñu ne sama raq moom moo bëgg telle chose donc jàppale leen ma genre da ngay supplier nit yi pour ñu jàppale la. nit yi aussi bañ koy def dañ ko defoon te yàlla tax defuñu ko woon pour yow après nga dem di fayeeku booy yi pour jaay leen ko donc loolu moom moo ci am. d'accord léegi ñëw ci Cheikh étudiant bi par exemple def na ay démarches am ba am prescription am na ñoo xam ne comme président nu mu ko waxee dañuy lijjanti prise en charge bi lijjanti hébergement bi loolu yëpp mu mat nga gis étudiant yoo xam ne day ñëw ba aéroport cëpp taxaw amuñu fu ñu jëm loolu nuñ ko mën a expliquer yan conséquences la. waaw loolu balaa ma ciy wax dama bëggoon wax juste si li Fall jóge sànq mooy attestation d'hébergement bi. attestation d'hébergement bi yu ci bëri soo gisee ñu leen di defal refus c'est parce que attestation boobu dafa jaar ci nit jaaraat ci nit loolu moo koy waral bu dee prise en charge bi pour man am na ñoo xam ñu ci bëri loolu mooy doon seen problème mais balaa ngay quitter
balaa ngay quitter Sénégal pour man yooyu mooy mbir yi nga xam ne moom nga war a njëkk a lijjanti te du c'est pas une personne lambda bu la koy defal comme ni nga ko waxee sànq. bu ñu jëmee ci ex bi fii. am na ñoo xamante ni jot naa ci am expérience ku ma doon waxal. mu ne ma am na attestation d'hébergement et tout ma ne ko est-ce que ki la bindal attestation bi nangu na pour héberger la parce que am na ñoo xam ne dañ la koy jox nii pour la forme. pour sa démarche visa. mu ne ma non amaguma waaye xam naa ne association bi du ma bàyyi ma fanaan ci biti. donc ñoom bu ñuy quitté comme esprit sénégalais bi rek ba nga xam ne moo nekk si ñun ba léegi nii tamit parce que ku nekk doo xalaat fi nga jóge mooy que ni dañuy dundee yaakaar ni suñu ñëwee bon am na ñoo xam ba tey nag ñu ngi jàpp ni France c'est l'Eldorado alors que demeewul noonu. beaucoup de choses ont changé léegi dañuy ñëw di espérer par exemple rencontrer benn sénégalais à l'aéroport expliquer ko seen problème. pour kooku dalal leen. juste pour di leen rappeler ni rek comme que da ngay ñëw ci dëkk boo xamante ni tu maîtrises pas tout. li nga xam ni moo gën a dal xel mooy balaa nga egsi nga lijjanti lu bëri. que nga bañ ko wékk ci nit koo xamante ni xamoo sax ndax am di ngeen tase. loolu moo ko waral dama jàpp ni boo naree ñëw ci jóge ci dëkk ñëw ci dëkk nar fa sonn balaa caa nga toog sa dëkk. d'accord léegi souvent président étudiants yi nga xam ne dañuy ñëw ba fii amuñu fu ñu dal si association yi la ñuy rabattre encore léegi nan ngeen di def ak ñooñu noonu par exemple ñu war a jàngi seen université xamuñ sax fu mu nekk titre de transport duñ ko yor pour ñu woote fii nii du ko am Sénégal jënd crédit et cetera donc problème yi dafay bëri nan ngeen di gérer cas yooyu. xam naa damay profiter juste ci benn expression wala message bu Cheikh utiliser sànq mu di nit ki wax ne. xam naa ne bu ma ñëwee association bi du ma seetaan ça dépend ci lan lay woowee seetaan parce que aussi association des étudiants sénégalais de France yàlla dogal na amaguñ résidence boo xam ne pour accueillir étudiants yi ñëw te amuñu fuñ dëkk la pour ñu waxaale ko mu leer li mu mën moom moo di amoon nañ ci benn cas daaw la. étudiant bi nga xam ne mi ngi woon ci benn gaar amul fu mu fanaan bi mu ko waxee vu que aussi groupe Facebook bi am na plus de 4000 personnes si je ne me trompe su ma juumul donc am na ay bonne volonté yu ci nekk yoo xam ne proposé nañ nit ki pour mu ñëw fanaan ci moom cas yooyu lu mel noonu lañ ci mën donc vu que am nañ avantage yu genre sunu moyen de communication boobu noonu moyen bu ñuy suivre la et tout. léegi si question de moyen boobu noonu yéen est-ce que da ngeen am subvention est-ce que da ngeen am rapport ak autorité yi nan ngeen di fonctionner exactement. subvention association des étudiants sénégalais de France amuñu ko. mais est-ce que autorité yi yéen a ngi leen di gëstu est-ce que autorité yi ñu ngi bàyyi xel si li ngeen di liggéey. autorité yi ndax ñu ngi bàyyi xel ci lu ñuy liggéey ak bàyyiwuñ ci xel. defe naa ne question boo xam ne réponse bi mën naa nekk réponse bi nga xam ne relativement du complète réponse biñ ci war a indi ndax ñëpp xam nañ ko que fii même demande de bourse yi parfois dama koy wax clairement quoi parfois dafay xaw a laaj nga xam nit wala nga am loxo bu gudd. bras long quoi. waaw ni mu amee Sénégal noonu la amee ci sénégalais yi nekk fii ci réew mi donc du ma ne ñëpp la mais am na lu am la te kenn sañu ko weddi ñun nag association bi amaguñ loxo bi nga xam ne daf ñuy permettre sunuy adhérents ñu wutal leen bourse. D'accord. Mais déposer bourse moom defe naa ñun ñii sax def nañ ko waaye retour sax doo ko ci am. Donc moo tax ma ne la réponse bi nga xam ne day complète du ma ko mën a joxe ci question boobu. D'accord donc Cheikh est-ce que mën nañ jàpp ne autorités yi nekk fii nii gëstu wuñu étudiants yi taxawuñ leen. waaw pour dugg ci réponse bi directement damay wax déedéet damay wax non. Parce que ñun gis nañ ni part de responsabilité buñ ci jot a am. gaa même bu fekkee ni sax ñëpp xamuñu ñu. loolu dama koy jot a dégg am na étudiants yoo xamante ne dañ naan association bi deful dara. xamuñu leen comme li ko Fall waxee ci commencement bi association bi du dem aéroport di xaar étudiants sénégalais. association bi mi ngi fii yow mi nga xam ne yaay egg si bëgg a bokk yow yaay def say recherche xam ba xam association sénégalais mi ngi fi nga rapproché wu leen boo amee ay problème nga wax leen ko. mais concernant autorités yi. bon je vais citer SGEE. service de gestion
des étudiants à l'étranger. Je dirais que sentiruñ leen trop. Sentiruñ leen trop même récemment cas bi ñu ci jot a am mooy étudiant bi muy wax ni dafa egsi ba ci gaar bi bëggoon fa fanaan. ñun def nañ ci liñ ci war a mën bañ demee ba nga xam ni yem nañ fi ñu war a yem dañoo jël dossier bi jàllale ko foofu pour ñu jëm ko lijjanti logement mais ba tey nii amaguñ ci retour xaw ma nag à leur niveau nan lay doxee ba xam am nañ les moyens qu'il faut mais je dirais plus que ñoom service boobu noonu daf fi nekk pour politique. Pour man pour politique quoi parce que bi élection yi di waaj a jot. lañ leen peut-être gën a sentir. ci ay messages yu ñuy véhiculer. ak ci yeneen ak yeneen. xam nga boo gisee ma poser la question boobu on peut pas concevoir étudiant bu jógee réew ñëw fii nga am fi ay autorités mais dans les normes man sama xalaat sa autorité yi nga war a njëkk a contacter jéem a xam nan ngay def wala autorité war na mun a nekk au courant que ni tel nombre de personnes ñoo jógee ñëw donc am na ñoo xam pourquoi ñuy dem directement ci association yi au lieu ñuy dem ci au lieu d'aller voir les autorités. Voilà pour wax ni rek. Bu autorité yooyu defoon liggéey bi ñu war a def. amaana association yi ñu bëree nii du bëree noonu. mën nañ compter benn association parce que autorité bi mi ngi fi di def liggéey bi nga xam ne moom la war pour man association yi du bëri parce que suñ ñëwee duñ am lu ñu war a def pour man looloo tax association yu bëri ku nekk di jéem a jàppale sa moroom étudiant. donc ok léegi président dañuy seetlu étudiants yu bëri dañuy ñëw ba ci réew mi fii te à la base leen tax a jóg mooy jàng. am seeni papier lijjanti lépp ñëw même si dañuy jànkonte ni difficultés yi mais dañuy dem ba après bokk ci système bi di dem mais au finish dañuy arrêter seeni jàng comme si dañoo ñëw pour immigration loolu noo leen koy expliquer. Chams waaw loolu day mel ni bari na fi bari na étudiants yi nga xam ne ba nga xasee ba tudd étudiant rek moom ba nga ñëwee jàng moom moo fi war a nekk sa priorité. donc jàng bi nag ñëpp xam nañ que dafay am lu muy laaj c'est vrai que dund bi fii moom. bokkul ak dundu Sénégal nga xam ne étudiant ak sa bourse entière mën nga yor sa bopp et tout donc fii dafay am lu muy laaj moom mooy waral ngay gis ay liggéey yu ñuy tuddee ay job d'étudiant donc mu am sax benn commission bi nga xam ne ci association bi moom liggéey na ci lu rafet ñu ciy santaale ka ko yor étudiants yi dañoo war a xam ne jàng moom mooy priorité bi fii liggéey bi kenn terewu ko nit kenn sañu koo sax tere nit ndax boo nee nit bul liggéey dafa fekk ne yow yaa ko war a jox la muy yoree boppam mais dañ laa wax ne ci visa bi wala ci titre de séjour bi dañ ciy bind autorisé à travailler à titre provisoire. accès mu ngi noonu donc moom mooy yow job bi. da nga koy def juste pour am loola mën a subvenir ci say besoin c'est vrai que boo fi nekkee liggéeyoo wax dëgg yàlla say mbokk kërti ba indi la nga ñëwaat fii jéemoo am ci loo jàpp lu ndaw loo xam ne say temps libre ci nga war a liggéey mais da nga ciy gis ñoo xam ne dañuy daw jàng di liggéey wax dëgg yàlla du li gën jóge Sénégal ñëwoon France ak benn objectif mu di ñëw am sama ay diplôme soit après dellu sama réew wala toog fii liggéey parce que fii nag France la Sénégal moom moo am je viens de la part de diw États-Unis moom moo am je peux faire telle chose France j'ai tel diplôme lañ xam donc li jàng moom moo la fi indi woon prioriser jàng bi liggéey bi am na solo lool moo lay permettre nga autonome il faut étudiants yi di responsable. mais étudiant boo xam ne bi muy ñëw kayit mu am da koo lijjanti mu ñëw ba fii lijjanti bu am fu mu dëkk kooku noonu war a jàng suba ak ngoon yéen di war a dëkk si yenn conditions yi est-ce que du obligation mu dem jël temps yëpp dem liggéeyi. du obligation am na côté boo xam ne nécessité la mais du obligation pour dem liggéeyi du obligation nécessité la liggéey. donc damay profiter waat di waxaat que maanaam commission bi nga xam ne moom moo koy gérer sunu association am na kenn ku ca ne koo xam ne maanaam ak yenn critères yi ñamu lay booleel dañ lay jox emploi du temps sur mesure lañ lay jox bu sa job donc nekkul ñëpp ñoom ñoo bokk heure yi ñuy liggéey wala ñëpp ñoom ñoo bokk heure yi nga xam ne duñ ko liggéey kenn ku ci ne day dépendre ci sa emploi du temps liggéey lu war la comme étudiant mais job d'étudiant la bul fàtte mukk ne jàng moom moo la fi indi
liggéeyu étudiant bu mu la yàqal sa jàng te bés bu la ko yàqalee nga perdre sa statut d'étudiant dootoo fi nekk en règle ndax job d'étudiant mënu laa may kayit pour ñu wax ko mu leer boo fi ñëwee comme étudiant enfin wala boog yenn job d'étudiant yi nga xam ne ñoom ñooy permettre étudiants yi di yàq seen jàng du leen permettre ñu nekk en règle ci dëkk bi te loolu defe naa dara jaru ko. D'accord Cheikh si même question bi est-ce que du forme d'immigration clandestine côté étudiant yi ñëw ba fii lijjanti ay papier gauche droite ñëw ba fii commencé jàng après teg jàng bi fële ndax conditions yi bëgg a lijjanti xaalis gauche droite. Oui je dirais que forme d'immigration clandestine la ci ki nga xamante ni bi muy ñëwewul ak papier bu leer. mooy ki nga xamante ni d'emblée bi muy jógee Sénégal xam na ni jàng andiw ko fi. donc day lijjanti papier pour ñëw am statut étudiant bu egg daal di liggéey. mais avant loolu pour man am na lu ko jiitu mooy ñi nga xamante ni dañuy ñëw fii di jàng di liggéey dem ba ci yàgg jàng bi ëpp doole liggéey bi ëpp doole jàng bi. lu ko waral parce que amuñu ay moyens. li jiitu loolu mooy que ni déjà bëgg li ngay def pour man boo ñëwee nga aspirer jàll ci benn filière di ci jàng soo ko bëggee du la jaral nga bàyyi ko di dem di liggéey benn aspect la benn aspect bi mooy accompagnement familial ñi nga xamante ne ñi ngi ñëw fii liggéey bi ëpp doole jàng bi mooy que ni amul kenn ku nekk seen ginnaaw loolu tamit am na solo comme li ma waxoon sànq boo naree ñëw ci dëkk di sonn la nga naroon a dépenser pour ñëw ci dëkk boobu boo ko liggéeyee sa dëkk mën nga cee am dara. waaw loolu validé naa ko ba pare leneen li nga xam ne moo ci des mooy conséquences yi mu la mën a andil bu fekkee ni da nga ñëw. statut étudiant déjà sa visa loolu lañ ci bind statut étudiant nga ñëw ba pare bëgg a jël étudiant bi teg ne jël liggéey bi il faut nga xam ni bis boo demee ba sa 1 an sa séjour jeex nga war ko renouveler foog nga andi ay papiers yu wane ni yaa ngi doon jàng parce que dina laaj ay attestation d'assiduité ay attestation bulletin de note ay certificat de scolarité te yooyu boo ko andiwul dalay andil gàllankoor pour nga mën a renouveler il faut comprendre que ni à tout moment mën nga dal ci contrôle de routine police mën na la contrôler boo amul papier daal di sonn dellu fi nga jóge woon recommencer waat à zéro loolu ñu koy bàyyi xel di ko moytu daal. d'accord président léegi beneen question bi mooy étudiant bi ñëw na ba fii def na ay démarches am yëpp jàng na ba pare par exemple am na master 2 yan possibilité moo fi nekk soit pour ñibbi au Sénégal wala toog fii cas yooyu noonu est-ce que day am ak yenn possibilité ñoo ci. loolu moom defe naa parfois choix personnel lay nekk. dama ciy joxe benn exemple rek balaa may tàmbali di xóotal muy ñun ci association bi am na ku yoroon commission bi nga xam ne moo tudd éducation donc yàlla dogal na ci 2018 bi ci la pare mi ngi liggéey ci benn banque bu mag foofu Sénégal donc kon jàngee na France am na fi bac plus 5 am dellu na Sénégal mi ngi job ci même domaine bi bien vrai que sax nag banque boobu dafa nekk en partenariat ak bi mu doon defee fii alternance am et tout mais ñu ngi ko ciy ñaanal moo am fa li gën ginnaaw loolu donc comme jàng moo ñu fi indi woon boo paree ay bunt mën nañoo tijjeeku fii ci réew mi comme mën nañ fee bañ a tijjeeku mais boo nekkatul étudiant da ngaa war a changer statut maanaam boo paree jàng changement de statut jóge ci statut d'étudiant dem ci statut de salarié dafa am ay critères yoo war a remplir bu dul dara ci salaire bi nga xam ne ndax man li ma maîtriser moom mooy ñun suñu domaine mu di ingénieur salaire bi nga war a am dafa war a nekk minimum SMIC et demi minimum donc ci critères yu ñu exiger la pour nga mën a changer statut am na aussi statut bi nga xam ne moo nekk ci diggante ñaar yi mën naa ko woowee statut keneen mën na ko woowee neneen moo di ginnaaw bi nga nekkulee étudiant bi nga paree jàng nekk ci wutum liggéey foofu mën ngaa am damay fàtte naka lañ koy woowee sigle bi la fàtte mais APS voilà donc mën nga am lu mel ni 6 mois pour nekk di wutum liggéey mais boo dépassé loolu te amoo ko da ngaa war a ñibbi ñoom d'après gouvernement bi fii da nga war a ñibbi donc am na ñoo xam ne jàng nañ ba pare amuñu fi xëy ñu nekk ci condition dañoo war a dellu réew ma mu di OQT donc ñooñu nekkatuñu en règle fii ci réew mi te léegi nag bu fekkente ne yàlla dogal na am na ñoo xam ne yàlla ndax wërsëg yemul mën ngaa pare sa jàng buntu tijjeeku fii ci réew mi buntu tijjeeku réew ma yow yaay choisir. D'accord Cheikh
foofu noonu côté gouvernement bi wala suñu autorité est-ce que accompagnement de retour am na fa. waaw bi baa damay wax waaw parce que déjà expérience bi ma fi jot am fii tuuti nii mooy que ni am na ay organismes yu fi nekk yu nga xamante ni boo amee projet bu solvable nga war a dellu sa réew pour exercer ko foofu noonu am na à une certaine hauteur buñ la mën a jàppalee. benn somme bu ñu lay jox accompagner la ko pour boo demee nga mën a installé wu sa kii mais loolu yëpp li koy jiitu mooy que ni mu fekk mu doon sa mbébét. comme ni mu ko waxee Fall sànq mooy que ni mën nga pare ay buntu ubbeeku fii ñu ci bëri nag loolu moo leen gënal. parce que li waykat bi du wax tukki jom la waaye fu la mooy ñibbi. c'est très difficile nga ñëw ci benn dëkk. te dëkk bi tane sa dëkk dañ koy waxte de loolu moo am dëkk bi tane sa dëkk donc retour bi day daal difficile bu fekkee ni yaa ngi dem war a delluwaat maanaam di liggéeyal pour nit am na ñoo xamante ni mën nañ dem di liggéeyal pour nit wala ñu dem ak projet mais li ma jàpp rek mooy que ni te même idée la moom li Fall wax choix la. ku nekk da ngay xool ba xam da ngay ñibbi wala da ngay toog loolu la. d'accord. ñoo ko déggandoo waxtaan bi depuis lors ñu ngi si doon waxtaan li am ba des mooy yow en tant que étudiant yéen ñi seetaan ñi nga xam ne ba xam da ngeen nekk fii wala da ngeen nekk surtout ñi nga xam ne ils sont au niveau du pays ñu ngi Sénégal képp ku aspirer ñëw fii jëlal say propre responsabilité bul dem di jënd kayit si kenn jëlal ay kayit yu wóor yi nga xam ne boo ñëwee yenn gàllankoor it la ci fekk lu mel ni prise en charge lu mel ni hébergement parce que neexul nga ñëw ba fii war a ñëw pour jàng wàcc aéroport amoo ku la héberger nga war a daw si ginnaaw ay nit donc lu wóor ba wóor mooy amal sa prescription bu leer boo nee montel sa bopp sa dossier nga montel ko sa bopp bu dee da ngay dem agence aussi nga taxaw si xam sa compte yéen soit lañ la defaral foofu noonu pour que sa entretien nga mun ko assurer bu weesoo loolu noonu papier yi ngay lijjanti muy prise en charge bi muy hébergement bi bu dee am nga fi ay mbokk nga taataan leen buñ la mënee jàppale ñu jàppale la mais kantaat di dem ci ay agence wala di dem ci ay nit yoo xam ne xamoo leen di fa jënd ay kayit moo tax ñu bëri di dépenser xaalis bu bëri si seen i voyage te duñu mujjee am visa parce que da ngay gis benn nit mu jël ay kayit jaay ko kii jaay ko kële te di nga am prescription bu baax si école bu baax mais kayit yooyu noonu nga xam ne moo la mun a permettre nga ñëw kayit yooyu ñoo dul baax boo ñëwee ba fii tamit war a xam ne sa objectif premier mooy say jàng sa étude dëkk bi métti na méttiwut ñëpp ay sénégalais lañ ñu gis ngeen ñu ngi jàppalante ay suñu biir étudiant yombut mais objectif premier mooy jàng petit boulot yi baax na trop pour nga subvenir à tes besoins parce que li jar mat a xam mooy fii da ngay am titre de séjour 1 an en tant que étudiant année bi bu jeexee da nga ko war a renouveler boo koy renouveler nag dañ lay laaj sa bulletin année bi nga jeexal sa bulletin d'assiduité maanaam est-ce que yaa ngi doon jàngi yooyu yëpp boo ko amut tubaab bi du la autorisé nga amaat beneen titre de séjour parce que dañuy xam ne da nga ñëw fii mais jàng indiwu la fi donc yow ak immigré bu ñëw sans papier yéen a yem. te papier boo ko amut fii munoo fi def dara munoo fi liggéey munoo fi def leneen donc jël sa temps yëpp def ko ci wutum liggéey di ci xëy suba ak ngoon bàyyi sa jàng bi amul benn importance ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp bu weesoo loolu noonu ñu ngi lancer appel autorités yi ñu gëstu association yi nga xam ne ñoo fi nekk dinañ ñëw ci question boobu noonu parce que tamit ñu ngi décarcassé wu matin midi soir pour jàppale seeni morom mais amuñu yenn moyen amuñu ko te ñoom xam nañ fuy metti exactement xam nañ problème bi lan la parce que ay hommes de terrain lañ ñuy accueillir étudiants yi ñoo xam exactement lan mooy seen problème parce que via réseaux sociaux yi étudiants dañuy exposer seeni problème li gën a abu solo mooy ñun ñëpp suñu mbébét mooy ñibbi suñu réew dem liggéey foofu noonu donc accompagnement boobu noonu tamit ñu ngi ciy lancer appel autorités yi ñu jàpp si bu baax a baax parce que da ngay gis ku pare jàng mënutul changer statut parce que il faut nga am CDI dafa am ay critères par exemple yenn liggéey boo ko bëggee am français dañuy xool ndax amul benn français bu bëgg poste boobu noonu ñoom la ñuy favoriser et puis c'est normal parce que seen réew la donc da ngay bëgg a ñibbi wala bëgg am na ñoo xam ne bëgg nañ toog fii mais amuñu possibilité changer statut bëgg a ñibbi aussi loxoy nen kenn ñaanu ko yàlla boo demee Sénégal lan ngay def d'ailleurs da ngay dem Sénégal ñu lay laaj kañ ngay ñibbi mel ni yow dëkkoo fa donc day mel ni yow dëkkoo fii dëkkoo fële ak pression familiale bi aussi mu ngi foofu donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax président dernière question mooy seen association bi nan lay fonctionner est-ce que bi ngeen ko créé ba léegi mu ngi yeneen am ay avancées et cetera loo ñu mën a wax ci association bi. jërëjëf Shams donc association bi. defe naa officiellement 1 an bu teg benn weer wala ñaari weer bu baree ba bari ci la war a toll am na ay projet en cours am na ay projet yu ñu jot a matal aussi ci biir projet yooyu vu que aussi sunu objectif principal moom moo di
ci biir solidarité ñu jàppale étudiants yi ba ñu adapté wu ci réew mi mën a dox ci maanaam mën a bénéficier wu ci lu mel ni wutu liggéeyu étudiants yi ak yooyu encadrer étudiants yi donc ci biir loolu am na ay ateliers yu ñuy faral di organiser te gis naa ne aussi dama ciy profiter di lancer appel étudiants yi di wax ne événement yi nga xam ne moom la ñuy organiser muy lu mel ni ay barbecue ak yooyu day mel ni ñoom ci lañ gën a sawar c'est vrai que am na ci solo dëkk bi dëkku stress la organiser événement yu mel noonu am na solo lool ñoom dañuy ñëw et tout mais dama defe ne man yi ci ëpp solo moom mooy yu mel ni atelier de développement personnel yi wala ñu mën a woowee aussi atelier de CV yi muy yu am solo ñuy woo ay experts ñu koy suivre comme ku mel. ku bëgg a adhérer association bi nan lay def koo xam ne mu ngi Sénégal wala koo xam ne ñëw na fii bees bëgg a adhérer association bi wala am ay problème bëgg ko exposer association bi yan yoon la mën a jaar. waaw di rappeler rek mooy que ni lépp loo gis gëstu da ciy baax mooy que ni association bi du dem di xëcc benn étudiant naan ko ñëwal bokk parce que xamuñu li ngay dund mënuñu ñëw loolu sopp lay doon donc yow bi nga xam ne yow yaa am problème yow yaay xool def gëstu xam ne association bi mi ngi fi yow la fi nekkal donc nga rapproché wu leen nga wax ak personne bi nga xamante ni mooy la personne habilitée mu daal lay teg ci yoon boo amee problème nga exposé ko. et que di rappeler waat étudiants yi nañu responsable. donc nañu responsable nit boo jógee sa dëkk ñëw ci dëkk da ngay jël sa ay responsabilité nga xam ne ay étudiants ñoo fi ne di jéem a dimbali ay étudiants mais ak les moyens du bord comme ni ko Cheikh di waxee donc bu boobaa nag la ca topp moom ñun won la yoon bi lañ mën dañ lay won naka la ñuy nappee yow nag nga jël say responsabilité en fonction aussi ak li nekk ci sa disponibilité nga fexe góorgóorlu ci sa jàng te incha allah bañ a fàtte mukk li la fi indi quoi. d'accord président lañ dalaloon Momo président association des étudiants sénégalais de France ak Cheikh muy secrétaire général bi gis ngeen waxtaan bi ni mu demee laal nañ ay thématiques yoo xam ne peut-être dinañ ci ñëw lu mel ni augmentation frais de scolarité yi lu mel ni association yi bëri yi am te ñëpp di ay sénégalais ñëpp bokk même cause maanaam jàppalante suñu biir dinañ ñëw si loolu noonu dinañ seeti yeneen association aussi ak FESEF bu mu wax aussi dinañ leen seeti dinañ gën a xuus si débat bi si yeneen vidéo yi di ñëw di leen sant di leen gërëm ba beneen yoon.